Internautes sans limite nuyuwaat nañ leen c'est reparti pour 15 minutes sans limite te nag ñu dalal ki nga xam ne mooy Imam Dramé bokk ci cellule de communication ànd sàmm jikko yi bu ñu waxee nag ànd sàmm jikko yi seen xel day dem ca la xewoon ca Karak mu nekk ñaari góor jigéen rek ñu fekk leen ci benn juma ci anam bu doy waar noonu sax ci ànd sàmm jikko yi avant événement boobu ñoom génnoon nañ wax seen position interpellé état Sénégal ci mbirum góor jigéen ak Imam Dramé dinañ waxtaan boobu rek poñ wante duñu ci yem ndaxte gis nañ ay imam yoo xam ne président Macky Sall recevoir na leen ci palais ba loolu tamit dinañ ci waxtaan ak Imam Dramé waxaale ci actualité muy tolluwaayu jamono balaa ñuy dugg rek di xuus ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ak internetu sans limite Imam Dramé ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax fii ci sans limite. waaw asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu sénégalais yi seetaan sans limite moo xam ñi nekk ci réew mi ak ci bitim réew di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi rawatina xalifa généraux yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla dëgëral leen di nuyu classe politique bi yëpp ak société civile bi di nuyu bu baax administration bi surtout sunu soldats yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi di xeex pour réew mi sécurité des fi moo xam fu ñu mën a nekk surtout rawatina ñi nekk Casamance ñu ngi fay dégg ay yëngatu yàlla na ko yàlla seral parce que ñooñu it waruñu leen di fàtte parce que ñoom ñooy xeex pour réew mi kaaraange des fi kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax comme ni nga ko waxee nag ñu ngi nuyu waa ànd sàmm jikko yëpp rawatina coordinateur bi ak ñi koy jàppale ak association yi nga xam ne ñu ngi ci biir kuréel gi yëpp man Imam Dramé laa tudd El Hadji Malick nekk membre ci ànd sàmm jikko yi waaye féete ci cellule communication bi comme ni nga ko waxee rek li xew ci fële ca Karak mu nekk événement boo xam ni dañ cee war a def taxaw seetlu biñ ci war a def mooy wan ni yàlla ci boppam moom moo bëgg a leeral mbir yi waaw parce que yàlla kenn mënu ko nax parce que bu ngeen fàttali ko ayu bés bee ñu génn rek coowal ngóor jigéen bi mu jógaatee ci réew mi njiitu réew mi ci boppam moo njëkk a génn wane ni loi bi jarul ñu koy criminaliser jaru ko ba mu ko waxee it am na ay soi-disant imam yoo xam ni amoon nañ yéene jàppale ko ci wane ni ànd sàmm jikko yi dañuy tuumaal Macky Sall ak nguuram loolu nag tey yàlla ci bopp moo àttee wane ni ñun lépp lu ñu wax rek ay preuve lañ yor yu wóor yuy wane ni agenda bi mu ngi dox ci réew mi waaye yuy wane ni ngóor jigéen ki phénomène la bu dugg ci société bi boo xam ne dañoo war a teg ay loi yu sévère pour fexe ba dakkal ko loi bi ci jiitu nag mooy criminaliser ko parce que ngóor jigéen yàlla ci boppam moo ko criminaliser moo leen tuddee al mujrimin kon imaam yooyu yaakaar naa ni tey war nañoo am courage génnaat jàkkaarloog askan wi lañ waxoon ca pale ba ñu ne ñun dañoo juum parce que nag buñ demee ba jàpp ay góor jigéen ñu nekk ci jàkka nga xam ni mooy lieu bi gën a symbolique ci l'islam waaw. justement ci jàkk boobu sax la ñuy taxaw ndaxte ñoom seen lieu bi ñu choisir doonu loo xam ne hasard la d'autant plus que tey ni ñu ñëwee poser beneen acte day mel ni genre tontu ñi nga xam ne mooy ànd sàmm jikko yi. waaw xam nga comme mbir mi sax ñun dégg nañ ñu mbir mi jàpp naa ni mu ngi ci yoon te rafet nañ njort ni yoon dina def liggéeyam ci ni mu ko war a defee am na ñu wax ni selon information yi ñu am ñu ni dañoo kenn ki dafa tàqali ko xelam maanaam dafay tàqali ko xelam waaye loolu du lay même bu kenn ki di tàqali ko xelam keneen ki tàqali koowul ak xelam kon ki tàqali koowul ak xelam dañoo ko war a teg ay daan waaye li tax ñu choisir jàkka ji loolu dafa jar ñu taxaw ci parce que mbirum góor jigéen fi ne boo koy def maanaam lieu boo seetee lieu bu symbolique ci l'islam nga defee ko fa vidéo bi boo ko partagé ci àdduna bi da nga ci am xaalis maanaam business la doo seet lu léeg-léeg ñenn ñi dañuy dem ci armère yi di ko fa defee
ñenn ñi dañuy dem ci jàkka yi di ko fa defee liñ ci jublu mooy wan lobby bi ni leen ñu ngi leen di jàppale ci seen combat bi te ñii fi taxaw ñu leen di tuddee ay nitu diine ñuy xeex mënaluñ ñu dara loolu nag day dëggal rek ñun ci liñ doon wootee mooy ñu fexe ba loi ci boppam di ñu koy appliquer ci ñooñu parce que la loi est dure mais c'est la loi boo appliqué wul loi mbedd mi day appliquer loi am te mbedd mi moom buy appliquer loi am mën naa ëppal mën naa wàññeeku kon ñu ngi sàkkuwaat rek lañ doon sàkku mooy ñu criminaliser mbir mi te bu ma kenn wax ni Sénégal mënu ko parce que Ghana def na ko Mauritanie gi suñ wet boo fa demee ci mbirum góor jigéen peine de mort lañ lay daaj yenn réewi arab yi perpétuité la wala ñu daaj la peine de mort kon ñun sàkkuwuñu dara lu impossible lu possible la ñuy sàkku parce que boo xoolee vol de bétail jàpp naa ni moo gën a moyen grave ci ngóor jigéen te président Macky Sall moom moo ko criminalisé viol bi ko féministes yi porté yóbbu ko ci président Macky Sall ci boppam moo génn criminalisé ko kon buñ nee mbirum góor jigéen ñuy layam yi moo lay wan ni amuñu ci intention bu sérieux ñu ngi leen di waat xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ay valeur rek lañ bëgg réew mu des fi kon amatuñ lay tey lii preuve la buy wane ne amatuñ lay ni mbir mi nekku fi mbir mu phénomène la bu fi nekk léegi nag ñun en tant que ay religieux en tant que ñuy sàmm ay valeur mooy ñu def alerte ci alerte boobu rek lañ nekk boo xoolee ba ñu commencé ba tey wàccaguñu selon li ñu loi réew mi may bi ñu dajalee Sénégalais yi fii ci le 23 mai ci mois de mai nga xam ne million de personnes moo fa daje xalifa généraux yëpp yebal ay délégation bi ñu ñëwee wan nañ àdduna bi ni leen Sénégal moom peuple am d'accordul ci mbirum góor jigéen chaîne internationale yëpp a ngi fa woon France 24 RFI Al Jazeera chaîne yëpp a ngi fa woon BBC loolu jàppoon naan bis la woon boo xam ne mayoon nañ président Macky Sall porte de sortie bu mu jaar pour mën cee profité wane ni sama peuple d'accordu ci léegi président Macky Sall na xam ne am réew lañ ko dénk ñun France may nañu indépendance bu yàgg France yilifatul réew mi génn na fi réew mi tey Sénégal moo ko yilif moom yàlla dogal mu nekk ci bopp bi nekkul ci bopp bi ndax dafee gën juddu wala dafee dàq jàng yàlla dafa dogal rek ñu teg ko ci bopp bi parce que dañ ko fal ci démocratie démocratie nag mooy li peuple bi bëgg nga def ko tey peuple bi ñoom ñoo bëgg ñu criminaliser mbirum góor jigéen droit de l'homme yii nag nga xam ni ñoom agenda bi dañ cee bokk te ci la ñuy dund dégg nañ ay quelques soi-disant ay droit de l'homme parce que droit de l'homme moom ñun bu dee l'islam kenn duñu ko jàngal yonent bi ñu ko jàngal waaye ñu ngi tuddee seen bopp droit de l'homme te ñi amuñu fitu wax liñ bëgg liñ gëm mooy ñoom liñ gëm mooy ngóor jigéen kenn waru ko laal dégg naa ko mel ni Alioune Tine mu ni li président wax d'accord na ci loolu bettuñu ci moom parce que Alioune Tine dafa amul fit rek wax mais li ne ci xolam mooy kenn warut a laal góor jigéen ñun waxuñu dañ leen di agressé dañuy wax rek nañ leen sanctionné selon loi réew mi loi réew mi nag loi bii fi ne 65 bi nga xam ne depuis 65 moo fi ne loi bi dafa dépassé acte contre nature la te acte contre nature mënoo cee tëj kenn acte contre nature mooy loo xam da nga ciy teg sa bët te loolu yombu te tëjee kenn ñun li ñu wax mooy nañu modifier loi bi ñu dugal ci homosexuel dugal ci LGBT mu leer loolu rek lañ wax te maître Babou ku ne xam na ni bokk na ci avocat yi gën a nekk ancien tey ci baro bi nee na boo liiree code pénal bi ba mu jeex amul benn loi bu ci boo xam ni tudd na mbirum góor jigéen ci biir kon bu ñu nax askan wi Sénégal agenda baa ngi daw Sénégal mënul génn ci àdduna bi parce que àdduna bi benn village planétaire la li anglais wax naan the world in your hand àdduna bi tey fépp ñëpp a yem bi ay mondialisation la lay daw Amérique di daw France mooy daw jëm si fii léegi nag peuple bi buñ taxawul dinañ ñu imposer ngóor jigéen ñuy dem ci jàkke yi di fa sëyee comme ni mu xewee nii te ñun duñ ci mën dara léegi nag bala ñu ciy àgg na peuple bi taxaw parce que nag li ma gëm mooy lii du combat wu imam yi du combat wu ànd sàmm jikko yi mais combat wu génération la te génération bu ne la Frantz Fanon waxoon chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir. tey code pénal boobu parce que buñ gisee code bu nekk day am alinéa yi aussi juristes yi ñoom ñooy xam interprétation bi buñ ko liiree Alioune Tine aussi il est dans son rôle parce que mun nañ jàpp ne
ak yelleefu doomu aadama ci position boobu la taxawee mais tey buñ ñëwee acte contre nature état Sénégal ne moom daf ko pénaliser ku ko fi def yoon dina la teg loxo yéen ngeen bëgg carrément que góor jigéen LGBT mu leer naññ ba tey ñu leen di jox nopp bu baaxul wi tey à part ça yan acte la ñu mën a xaar ci ànd sàmm jikko yi mu posé ko pour état Sénégal mun koo dégg à part vidéo bi nga xam ne mu ngi law ci internet bi parce que ay page yu bëri ñu ngi koy partagé ñuy gis bu baax di identifier ñi nga xam ne ñoo doon def jëf ju ñaaw boobu ci mosquée bu Karak. waaw xam nga état Sénégal moom jàpp naa ne boo xamee république niñ ko tegee amul dara luy dox ci réew mi te ñoom xamuñu ko état bi li fi daw ñooñu ko gën a xam état bi mbirum góor jigéen la leen a intéressé wul maanaam dañ ñoo bëgg a wax ni faale wuñ leen wax leen ba xottiku mais duñ ko def lii mooy wax ci yaa ngi dégg ñun tamit combat bi duñ ko bàyyi parce que lépp lu ñu yoon may république loi may ñu ko dinañ ko def pour teg leen pression pour ñu dellu ginnaaw ci loi bi maanaam fexe ba criminaliser ko parce que criminaliser nañ fi viol criminaliser nañ fi vol de bétail te yooyu góor jigéen a ko gën a garaaw parce que état bi moom am na droit taxaw fi mu taxaw mais ñun it gëm nañ ni fi ñu taxaw fu dëgër la parce que élection yi ku ne xam na résultat yi bu génne te bu état bi delluwul ginnaaw ñun bu ñu yàlla mayee kàttan rek dinañ wër réew mi yëpp campagne pour Macky Sall du am fukki député ci assemblée nationale bu dee delluwul ginnaaw kon ñun yàkkamtiwuñ ci xeex bi dañ ciy dox ndànk parce que fi ñu taxaw xam nañ ko Alioune Tine nag li ma gëm ni jullit la parce que nit Alioune Tine jullit la jullit képp ku ni jullit nga nekk ci lislaam amoo droit gëm lii di bàyyi lii afa tuminuuna bi baadil kitab wa takfuruuna bi baad yaa ngi dégg man ko nawlaa ci taxawaayam ci réew mi mais na am courage taxaw am fit ni man damay xeex ngóor jigéen du affaire droit de l'homme góor jigéen day yàqub société tubaab yi nga xam ne tey ñoo ko daganal dem nañ ba jigéen ñaa ngi fa amuñu jëkkër góor jigéen day joxe feebar sida bi nekk ci àdduna bi góor jigéen a ko fi tasaare kon loolu du affaire droit de l'homme affaire morale la ak éthique parce que droit de l'homme morale ak éthique moo ko ëpp doole kon yooyu ñuy wax noonu waxi caaxaan la ñun kenn duñu jàngal droit de l'homme yonent bee ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam bu dee cohabitation yonent bee ñu ko jàngal yaa ngi dégg bu dee laabiire koo xam ne bokku leen diine yonent bee ñu ko jàngal waaye sauf ba mu des ngóor jigéen yàlla moo wax ni day yàq ab société yonent bi ni fu ngeen ko fekk faqtulul fa'ila wal maf'ula bi rey leen ko reyaale kam nekkandoo loon kon képp kuy contre wax maanaam loolu yonent bi ak yàlla ngay contre yaa ngi dégg il faut mu leer parce que tamit mbir mi toll na fa xam ku ne dañoo war a xam sa position Alioune Tine na génn wax lan mooy position mu leer Seydi Gassama génn wax lan mooy position mu leer état bu Sénégal moom wax na position waaye ñun ànd sàmm jikko yi dinañ fas yéene ànd ak réew mi pour xeex loolu lépp lu ñu ci yoon may dinañ ko jël incha allah. imaam yi nag parce que xeex bi dafa mel ni dafa indi féewaloo imaam yi dañuy dem pale ñii dañuy toog seen kër est-ce que xeex bi imaam Dramé dina doon loo xam ne dafay yomb te dafa mel ni ci enseignement bi rek ñii dañu ànd fii ñii ànd fii. léegi soxna si gis nga ñi demoon ci Macky Sall delluwaatal ci archive yi ñooñu APR lañ bokk ñoom ñëpp ay membre APR lañ. ñooñu 2019 ñoo génnoon déclaré ni nañ soutenir Macky Sall pour mu am deuxième mandat yemul foofu Abdoulaye Diop Sarr mi bi muy xëccoo mairie Dakar dañoo génn ñu ngi soutenir Abdoulaye Diop Sarr kon ñooñu jàpp naa ni duñ ay imam yu am crédibilité yu mën a tere ànd sàmm jikko yi dem fi mu bëgg a dem parce que ñooñu ngay wax noonu li lay woon dañoo faux mooy signé nañ pétition bi pourtant pétition bi ñoo ko bokk nañ ci ñi ko njëkk a signé association des imams et oulémas du Sénégal maanaam tur wi sax man daf maa metti parce que nag réew mu mel ne Sénégal boo ne imam yëpp nga bëgg leen a tënk ci génn kuréel ulama wu ko xam baatu alim li muy firi nga tënk leen ci ak kuréel di def business ci l'islam pour dund loolu ñaaw la nañ dellu ginnaaw parce que am na loo am alal jaru ko àdduna jaru ko te buñ dee seen sët yi dañ leen koy histoire day bindaat loolu kon nañ dellu ginnaaw ña fa ne ñëpp man am na ñoom ñu ma respecté lañ ku mel ni Moustapha Gueye ku ñu respecté la parce que dañoo judd fekk ko ci saaxa bi mais ku mel ni Omar Diène na dellu ginnaaw liñ naan buñ la nee sa gémmiñ xeeñ na sa doomu ndey moo la koy wax li wolof naan wàññil sa gàllaaj ñu jam la dafa am loom dafa ñaaw yow mënoo fee nekk dem Israël nga xam Israël ku ne xam li ñuy def ci àdduna bi di boom jullit ñi di boom Palestine nga taxaw ni yaa ngi félicité Israël
yaa ngi dégg lettre yaa ngi ci réseaux sociaux yi ba pare naa la ko yónnee ngeen publier ko parce que da ngeen ko war a publier nit ñi xam kan mooy Omar Diène. Omar Diène du imam ab secrétaire général la woon fexe ba buuxante ba dugg di politiquer l'islam loolu nag sëriñ si waruñu ko nangu ñi gëm moral ak éthique waruñu ko nangu parce que Omar Diène jàngul man maa ngi koy woo ñu toog débat 5 minutes sénégalais yi xam ni ferul ijji waxuma jàng de non déggul arab barke Cheikhou Tidiane mënul wax 5 minutes arab te dégg arab taxul ñuy wax xam-xam même boo déggoon arab te amoo jikko ju baax yow yi bandi nga yéefar nga maanaam jàngul l'islam amul jikkoy l'islam day jaay l'islam bi yaa ngi dégg Macky Sall bu fekkee dafa bëgg wut solution na woo ànd sàmm jikko yi ñu toog ak moom ñu wax ko liñ xalaat ci mbir mi mais du Omar Diène moom mooy baare moo ñuy baare ñun parce que ñun au moins que nag avec modestie mën nañoo wax ak réew mi te xam nañ fi ñuy jaar ba wax ak ñoom kon ñooñu APR lañ bokk yaa ngi dégg xëy na defet bi leen yeewi caw yu metti yi ñu leen caw moo toj seen bopp yi moo tax ñuy commencé ñoom ñëpp di jànnaxe nañ dellusiwaat xam ni lii combat bu noble la du affaire contre Macky Sall wala affaire politique ñun ñi kenn moomuñu man mi di waxee damay politique mais taxul ànd sàmm jikko yi di politique ànd sàmm jikko yi kenn mënu faa def politique man damay jàppale yeewi parce que ñoo ma convaincre am naa ci droit am na ñu nekk ci biir ànd sàmm jikko yi di jàppale APR parce que APR leen convaincre kon wax yooyu ñuy wax nañ ko teg fële lii dëgg mooy ñun dañu nekk ci combat bu sérieux te kenn duñu divertir boo gisee mois de février bi woote nañ marche bu mag rassemblement sax la bu mag te bëgg nañ lu mu gàtt million wu nit daje fa réew mi yëpp génn wan adduna bi ni le Sénégal d'accordul ci mbirum góor jigéen te ñu ngi ñaan état bu Sénégal mu xam ne ci démocratie lañ nekk mu def affaire fair play bañ fee nekk di jël policiers yi di ko jal ci kaw nit ñi parce que policiers yi ñoo gën a bañ góor jigéen gendarmerie ak police ak armée bi ñooñu ay jullit dafa nekk ak i chrétien combat bi ñuy xeex ñoom lañ koy xeexal kon ñu ngi koy wax buñ fi nekk di jéem a utiliser force ci démocratie lañ nekk nañ bàyyi nit ñi exprimer wu parce que débat wu société la kenn mënu ko dàq mais boo déggoo discours bu Macky Sall def da nga ci déggee ni mu ngi commencé di menacer nit ñi di leen tiital donte ñun dara tiitaluñu parce que li wolof naan ko war ñay ba wàcc ko dara mënatu la fees sa bët ñun xam nañ suñuy droit xam nañ li ñu loi yi may mais ñu ngi koy ñaan ko ministre de l'intérieur ñu bàyyi nit ñi dajaloo wane seen li leen naqari buñ ko interdire day wane ni ñoom agenda bi ñu ngi koy doxal waaw te loolu maa ngi ciy insister di wax ni ñun ànd sàmm jikko yi ku ñu xam ni ginaar sax mënuñu koo rendi waxuma laak nag xam luy fitna xamuñu ko ñun lépp lu ñuy doxal te commencement ba tey ci pacifique lañ koy doxal bu ngeen fa déggee leneen lu bokkut ak jàmm nañ xam ni du ànd sàmm jikko yi parce que état la ñuy jëflanteel day baax ñu wax ak adduna bi parce que waxu tey waxu ëllëg man mi def naa le Moyen-Orient yu mel nii mën nañ cee profité indi fa ay scandale jiiñ ko ànd sàmm jikko yi pour am ñu ci teg loxo pour jeexal combat bi te loolu du sotti ñun ay sénégalais lañ nekk ay patriotes dëgg ci réew mi sun maam yi bokk ci ñi tabax réew mi bu dee chômeur gi ñuy wax képp ko dégg mu ne ànd sàmm jikko yi ay chômeur lañ mooy fenkat bi gën a rëy man mi directeur école la imam la maa ngi employé ay nit di leen fay kon nañ bàyyi seen caaxaan yooyu ñun li ñuy wax mooy nañu criminaliser mbir mi parce que sunu nawle yi criminaliser nañ ko Ghana criminaliser na ko Mauritanie criminaliser na ko le monde arabe réew yu bari boo ko fa defee perpétuité la wala ñu dóor la peine de mort bu ñu def amalgame imam bu bëgg a jaay sa bopp nag jaay sa diine jaay sa ngor nag xaalis nañ la bàyyi ak histoire bàyyi la ak sénégalais yi imam yooyu tey boo duggee ci réseaux sociaux ay boy yu ndaw ñoo leen di saaga te loolu dafa ñaaw mais nag ñooñu du ñuy imam parce que Sénégal tamit il faut ñu xool kan mooy imam statut imam Omar Diène moom maa ngi koy lancé défi moom bu ko neexee mu ñëw toog 5 minutes sénégalais yi xam ni jàngul du mat sax 3 minutes. lu tax muy ànd ak imam yi ak aussi lu ko may influence bu nekkee du imam. bu dee diine ji kenn organisé wu ko ku jóg nekk imam état bi ko war a organiser nangu cee lax buñ nee diine mu ne laïcité kenn du ci wax comme neex nekk lu la neex di dóor ci turu l'islam ab imam dina xeex Palestine ab imam dina taxaw di xeex Palestine nga xam ne nii yonent bi salaay sallam dafa bokk ci lieu yi nga xam ne nii 3e lieu yi gën a fort ci l'islam lettre yaa ngi ci réseaux sociaux yi yaa ngi dégg parce que imam du imam dafa am solo ci l'islam lu symbole bokk na ci yi gën a symbole ci l'islam kon il faut rek ñu dellusiwaat xam ne ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te ñun ñëpp tey li ñu tax a jóg rek mooy réew mi ay valeur des fi plan Sénégal émergence bi ñuy wax ni mënta am lu dul ay valeur
parce que réew mi bu ñu tabaxee jox nit ñi bu ñu tabaxoon maanaam réew mi particularité bi mu am Sénégal du pétrole du gaz du diamant du or Sénégal particularité mooy ay valeurs yi ñu am na réew mi dëkk bu tudd Ngor te l'islam fi la ko fekk am na dëkk bu tudd Gorée l'islam fi la ko fekk ceddo yi sax dañoo amoon ay valeurs ngóor jigéen méngoo wut ak sunuy valeur kon liñ double jeu biñ ci joué nañ ko arrêté ñu dem directement ñu am courage dem criminaliser mbir mi ñu ànd tabax Sénégal jëm ci kanam. double jeu avant dernière question tey ànd sàmm jikko yi pourquoi mu toog benn laps de temps imam yi ba ñu recevoir yi palais déjà sax jàll na ci télé yi information bi jàll te ñoom automatiquement génnuñ rek def réplique xam ne ñooñu seen bopp lañ demal palais. non imam yooyu Sénégal ñoo gën a xam ni demul imam yooyu Sénégal yi dañ leen a xam nga bu doon imam ku mel ni imam Dame Ndiaye bi jiite association des imams prédicateurs du Sénégal bu ko defoon day bett nit ñi parce que kooku xam nañ ko. xam nañ ay position mais imam yooyu Sénégal yi nawloo wuñ leen yow dégloo sorti yi ci gaa yu def imam yooyu kenn nawloowu leen moo tax ñun nawloo wuñ leen nawloo gu toll ni ñuy wax ak ñoom sax man li nga ma ci laaj nii sax moo tax ma wax ci yaa ngi parce que Sénégal yi xam nañ leen tamit xam nga imam bu taxaw ni nañ jàppale Ablaye Diop Sarr te ni yow yaa jiite imam yi Sénégal yi kooku amatoo crédibilité kon ñoom li ñuy jiiñ ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo koy def politique bi ñuy jiiñ ànd sàmm jikko ñoom ñooy politique mais nit booy politique nga am courage wane ni APR nga bokk Macky Sall ngay jàppale am nga ci droit mais bul jouer double rôle parce que yonent bi nee ne ki yées ci nit ñi mooy ki am ñaari xar kanam charrun naasi zul wajhayni imaam yi boo ko seetloo ku mel ni Babacar Mboub le coordinateur wax na ci bi mu génnee nee na ñu ngi leen di xaar nee na dinañ ñu seet si ñu ngi leen di xaar ñooñu ñimewuñoo toog ak ñun sax ñimewuñ ko parce que xam na ni li ñuy défendre noonu du lu gor mën a défendre ngóor jigéen kenn mënu ko défendre loi bii avocat yu mag yëpp nee nañ tuddul ngóor jigéen maître Babou wax na ko te kenn rawu ko ci droit ci réew mi maître Babou nee na code pénal bi amul mbirum góor jigéen loolu leer na loi bii fi nekk dafa dépassé acte contre nature lay wax te acte contre nature kenn mënu cee jàpp kenn yaa ngi dégg kon peuple bi nag la Thomas Sankara waxoon laay wax buñ demee ba élite yi échec nanguwuñoo def li leen peuple bi di sant peuple bi mooy jóg régleel ko boppam ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera pour lui-même moo tax le 20 février bi ñu ngi ciy profité di woo peuple sénégalais bi yëpp ñu génn massivement moo xam góor jigéen mag ndaw association jullit chrétien athée parti politique yi ñu ngi leen ci woo ñoom tamit ñu ngi leen di woo buñ daw débat bi parce que opposition bi tamit dañoo war a wax seen position mu leer ci mbirum góor jigéen du question dañuy wax ak Macky Sall rek de même opposition bi man mii ku ma xam-xam ni fa laa bokk waaye seen position dafa war a leer ci mbirum góor jigéen ba léegi nag ñu ngi ciy sant yàlla parce que bi ñuy def suñu marché bi ñuy def bële passé Ousmane Sonko nga fa woon Ousmane Sonko ñëwoon na opposition parti pouvoir bi invité nañ leen ñoom ñoo ñëwul il faut tamit loolu ñu wax ko mu leer kon opposition bi da ngeen a war a ñëw ci xeex bi xam ni xeex bi xeexu génération la le 20 février dinañ def rassemblement bu mag ci place de l'Obélisque yéen presse bi ñu ngi leen ciy woo bu ko defee ñu taxaw temm wan adduna bi ni ko Sénégal d'accord ci mbirum góor jigéen réew mi Macky Sall moomu ko dañ ko dénk rek ab diir bu pression bi bare liñ bëgg dina ko def te dara du yëngatu fitna ji muy wax ñun duñ nit ñuy yee fitna ñun bañ juddoo ba tey ñu ngi liggéeyal réew mi moom bu fi nekkee dañuy continuer di liggéey réew mi bu fi nekkatul dañuy continuer di liggéey réew mi loolu moom jàpp naa ni bu fekkee am na information na ko xamee noonu. Imam Dramé li ñu cëraloon ci waxtu jeex na sa dernier mot. waaw dernier mot bi rek mooy santaat leen bu baax di leen encourager ñu ngi leen di suivre yéen sans limite di wax ni combat bi seen combat la yéen presse bi na ngeen ci jàpp parce que kenn ci yéen bëggul am doomu góor jigéen te buñ taxawul nag liiraam ci ñag bi lay jëm te nag magum waxoon naa ko mu gën xamoon naa ko buñ seetaanee ba agenda bii ñuy dawal mu tasaaroo ci réew mi yuuxu dina jóg fuñ ko foogeewul te réew mi mënuñu ko tabax sans ay valeur kon maa ngi santaat sénégalais yëpp di wax ni lépp lu dëng ci wax ji ñu xam matatik doomu aadama la lu ci jubit ñu xam ne sunu borom la waaye ñun sunu yéene mooy nekk représenté yàlla ci kaw suuf inni jaailun fil ardi xalifatan nekk ambassadeur am ci kaw suuf ambassadeur yàlla nag mooy ngay boo gisee ngay dénoncer lu bon vous ordonnez le convenable vous interdisez le blâmable comme ni ko alquran waxee yàlla wax na ci benn xadis boo xam ne yonent bi sax moo ko wax bu ngeen nekkul ñoo xam da ngeen di digle lu baax di tere lu bon
yàlla dina wàcce ci yéen musiba yoo xam ne bu agsee ñi ngeen gën a fonk ci seenu xeet bu ñu ñaanee du nangu. lii moo tax ñun ñuy sonn balaa yi ñuy dégg ci àdduna bi la ñuy bañ mu dugg ci réew mi te ngóor jigéen gi buñ ko bayalee billahi wallahi tallahi réew mi balaa dina fi wàcc boo xam bu ñëwee du fi bàyyi kenn. lii moom lu wér la kon nañ taxaw tem yii ñuy wax ni yëpp waxi caaxaan la dara dëgëru ci na peuple bi taxaw pour ñu criminaliser mbir mi maa ngi nuyuwaat ñëpp di ziare ñëpp.